ani waa Barcelone waa Real Madrid bu leen mer de Barcelone wala ñoom Léo Messi su ma paree ci yéen damay dugg léegi jàkkaarloog ñoom Messi nag tarkaal la xool lu ñuy lekk yooyu daf siy baax sama gars yi mais waa Real Madrid bu leen mer dinaa dem ba Madrid taxaw si enseigne bi photo waaye laaj leen ma lu neex ñëw def vidéo bi ci emblème mu Barcelone bi ba pare fas yéene defar plat boo xamante ni Londres la fekk baax Angleterre la fekk baax muy ay fish and chips yoo xamante ni yu neex yu saf la maanaam jën ak frites fish and chips j'espère que ni ma ko prononcé noonu la waaye nag sama gars yi da ngeen di xam ni anglais bi dafa des fish and chips tey moom la ñuy defar mu nekk ay poisson yu croustillant yoo xamante ni ay pommes de terre maison lañ koy booleel ay frites yoo xamante ni tey dañuy jël sunu temps defar ay frites yu croustillant yoo xamante ni moom lañ koy boole sama gars yi bëgg naa bu ngeen di seetaan match Barcelone yi ngeen jël seen fish and chips yi boole ko ak moom donc sans plus tarder ñu dugg ci Alphie Cuisine daal di mijoter sunu ay fish and chips nee naa la dañuy dem ba Angleterre dem ba Londres jëli fa seen benn recette boo xamante ni def na tour du monde waaye la mu saf ëpp na bu ci noppee accompagner ko ak benn sauce bu neex boo xamante ni moom it secret la ci Alphie Cuisine jaajëfal naa leen sama gars yi nee naa la Alphie Cuisine lay doon ana waa Barcelone tey bëgg naa gis seen réaction ci commentaire yi jaajëfal naa leen sama gars yi. waa ay ca sama gars yi ñu dem bopp lii nag damaa ko sañ man nekk Barcelone di toggal waa Liverpool waaye comme Barcelone ak Liverpool ñooy waaj a dase le 30 ah ñu xool rek ndax Sadio Mané mooy reer wala Messi mooy reer en attendant bagage yaa ngoog ñu am fi jën bi nga xam ne tey moom la ñuy utiliser muy sëdd yu ndaw yi mayonnaise moutarde nen bu ñu baxal farine frites xam nga boo nee fish and chips nag moom nga war a mën a defaral sa bopp say chips donc mi ngoog daal donc bagage dinañ ci ñëw au fur et à mesure et tout le temps dañuy koy bàyyi ci barre d'info bi pour ñi nga xamante ni dañuy bëgg reprendre recette yi donc ingrédients yi di mën a defar recette bi yëpp ñi ngi ci barre d'information bi donc li ñu njëkk def mooy xolli pomme de terre bi dagg ko ay frites yu mag et puis baxal ko moom ngay gis noonu ñu teg ko ci casserole bi def ci tuuti xorom bàyyi ko mu bax léegi nag dañuy ñëw ci pâte bi nga xam ni moom mooy ñëw defar jën bi donc farine la ñu am lu toll ci 150 grammes ci saladier bi gis nga def nañu léegi tuuti xorom li ñuy def mooy dañ koy épicer safal ko ba mu saf fàtte naa leen wax ci jën bi ci def xorom def ci laaj en poudre def ci poobar def ci tuuti sauce huître ani penda sauce huître baa ngoog kii def ñaari toq rek nga goût bi moom goût sauce huître bi daf ciy neex et puis jël eau gazeuse moom la ñuy xóoyalee pâte bi donc pâte bi dafay xaw a mel ni pâtu crêpe mais moo koy gën a dang tuuti mooy gën a woyof tam pâtu blinis donc bu ma yëngalee ba pare di nga gis texture bi nga xam ni moom ngay am pour mën a réaliser recette bi fish and chips nag dafa nekk ko fa mel comme ay beignets de poisson parce que jën bi dañ koy enrober ak pâte bi nga xamante ni moom la ñuy defar donc loolu tamit baax na ñu xam ko mu nekk ay plats yoo xamante ni am na succès loolu Grande-Bretagne xam nga ku nekk ak sa ñam donc tey waa Angleterre ñoo aaye nuyu suñu suiveurs yi fa nekk ñëpp ñoom Gazelia ñoom Mami Sobel ñoom ña nga côté Londres ñoom. waa mi nga ko léegi nag suñu paree ci pâte bi li ñuy def mooy jël jën bi daal di koy enrober moom tamit ci farine bi parce que xam nga booy def genre recettes yi comme ay poulet façon KFC ay nuggets genre recettes yi nga xamante ni daal dafay laal yu tooy ba pare laalaat lu wow le mieux mooy nga def ko ci farine ba mu naan ndox bi donc farine bi tamit pour bañ a am lu lewet dañ koy assaisonner tuuti def ci tuuti ay en poudre tuuti poobar ak tuuti xorom tuuti rek soxlawul sax muy bëri mais juste pour relever goût bi rek la léegi nag ñu daal di jël jën bi daal di koy def njëkk ko def ci farine bi comme booy defar sa panure léegi nag capp ko ci sauce bi ci patu beignet bi mi ngoog léegi boo ko cappee si patu beignet bi nag directement rek mu dem ci dëwlin bi fekk sa dëwlin sens na soxlawul muy sens bay saxaar na tàng rek température bu yam su ko defee nga am jën bu ñor ci biir
am lu croustillant ci extérieur bi donc loolu tamit neex na xam yomb na xam donc mi ngoog ñu jëlaat beneen tranche daal di koy tremper ci farine bi mu ñëw léegi nag dañ koy seppi ndànk waaw génne ko génneel ayoo tam génneel lii waaw dóor ko ci dawlin bi mu ne cas dugalal mi ngoog waaw ma ngoog léegi nag jëlal yeneen ni def ko ci bàyyi ko muy doore nekk na ay recettes yu neex yoo xamante ni beneen façon lekk sunu ay jën la moo xamante ni c'est différent ci firiir différent ci poisson au four parce que da ngay am benn croustillant boo xamante ni dafay xaw a saf beñe tarkal la ak mooy la jën bi ci biir épices yi ñëw jaxasoo laaj bi xaaral des na sauce tartare bi bàyyi may ma ba sauce bi ñëw salsa crue bi nga xamante ni moom la fas yéene àndal léegi nag bu ko defee ñu bàyyi leen benn 3 minutes ci poêle bi léegi nag nga daal di yëngal daal di koy tourner waaw ni ngoog taxawal ci buntu poêle bi nag genre ñam yi kenn du ko togg di génn wala di ko togg di wuy téléphone waaw jéeg ju ndaw ji laay waxal bàyyi leen di togg di wuy téléphone wala di togg bëgg nekk ci côté ba lijjanti beneen côté bi déedéet lépp ci waañ bi lay xewe léeg-léeg nga dugal sa benn Pape Diouf wala sa benn Waly rek wala sax nga dugg ci rétro ndax man sànq maa ngi woon ci rétro Aline Mbaye Nder bi bàyyi ko ci waañ bi mu lay wéttali waale waaw léegi pomme de terre yi moom nañ ko bàyyi tuuti bu baxee rek première ébullition rek ñu daal di fay gaz bi mais soxlawul na ñu koy bàyyi ba mu tas c'est pas du loolu mooy objectif léegi nañu seppi suñu ay jën filet de sëdd laa wax genre filet yi ndeysaan daf may fàttali seen jën bu Petit Gueye léeg-léeg keesu jën la ñu daan may ak a généreux macha allah su ngeen bëggee ay jën pour mën a réaliser recette bi doxantu leen ba ci VDN bi seen jën jënd fa seen ay jën pour mën a defar recette bi may nuyu tonton Petit Gueye noonu sama waa ji waaw ay teraangaam daan na ñëw ci man mi ngoog léegi bii ñii ñooy waa deuxième round ñoom it bu ñu ñoree nga seppi teg na léegi su fekkee nag da nga bëgg a garder sa ay poisson mu tàng mën nga ko def ci four bi rek daal di wàññi sa four ba mu ndaw nag bàyyi ko fa pour mu réchauffer wu pas pour mu continuer di ñor parce que jëni ñor na ba pare waaw mi ngoog léegi nag ñu daal di ñëw ci dernière tranche pour ñi fi train bi bàyyi dañu jël sunu jën marine sàppali ko capp ko ci farine bi dugal ko ci patu fish and chips bi daal di koy saaf donc loolu daal lañ fi jot a def léegi nag li ci des mooy seppi pomme de terre yi daal di koy moom it ñu ñëw ci saafam gis nga texture bi ni muy mel léegi nga daal di teg sa dëwlin ba mu saaf soxlawul ñu ciy def lu bëri su fekkee dañu bëgg quelque chose de croustillant bu soxlawul ñuy def pomme de terre bu bëri tuuti rek nga jël sa temps nag di yëngal le temps que muy doore ma ñëw ci yóbbante bi xam nga yóbbante àq la Leonardo daal sama doom jéem a yóbbante ci tataawam yeeg ci tontoom dafa ubbi page YouTube di ci def ay jeux vidéo Léo Gaming avec un K nee na di leen invité nag ngeen dem abonné wu ci page am lien bi dinaa jàllale lien bi ngeen dimbale ma rek bis bu nekk mu ne ma yaay dugalal ma maman fais-moi la publicité sur tes réseaux sociaux sur Alphie Cuisine donc les tatas et les tontons vous êtes invités à aimer la page Léo Gaming mi ngoog donc nag revenons à nos moutons ñu daal di wëlbati tarkal sunu ay frites mi ngoog gune gi lekk rek lay def may wax mu naan dafa créé ubbi page noonu waaye yàlla baax na léegi sauce bi nga xamante ni moom laa la doon wax dañuy râper nen yi donc ñetti nen yi ñu baxal moom laa râper jël benn soble bu rouge oignon rouge parce que moo gën a du soble bu neex la oignon rouge du saf torop ci gémmiñ moom it benn bu ndaw ma dagg ko dagg persil dagg carpe dagg benn moitié citron ak piment vert bi mooy kaani rosi bi nga xam ne saful mayonnaise moutarde xorom def naa ñoom ñoo ci dem de waaw mi ngoog léegi nag dañuy jël yeneen ñamatoos yi def ci mi ngoog def ko ci nen bi daal di jël nag sa mayonnaise yaa xam sa quantité bi ngay togg naka la toll mais man maa ngi ci ñetti kudd yu mag nga xamante ni dafa nekk ay sauce yoo xamante ni boo ko defee diwee ci sa mburu sax dégg jàmm ma ni la ci lu leer laa la wax bu fi anchois nekkoon wala thon ba nga sànni ko ci boo koy lekk doo toog doo taxaw de
waaw mi ngoog ça se marie très bien avec tout ce qui est poisson. donc moo tax pour bañ a defaraat ay sauce sobleeg yooyu moo tax ñu daal di jël sauce bi nga xamante ni moom la ñuy bëgg accompagner tey fish and chips yi nga xamante ni nee naa la maa nga dem ba Liverpool jëli ko fas yéene ko yakkal Sadio Mané ndax li mu def dafa rëy kër gu ne enveloppe 50 000 Sadio yooyu teral na seen waa village de waaw nii la bu la yàlla mayee da nga ciy sédd mu gën a barkeel. donc xorom poobar tuuti ay en poudre ak moutarde bi moo koy ñëw mottali de sama gars yi mu jeex nag léegi nag bu ko defee ñu daal di def suñu dressage bu ndaw bu la neexee xoojal bisaab bu saf sàpp ak menthe tegee na li ci boor ba wala nga defar sa buy bu saf sàpp ak corossol tegee na li ci boor ba wala nga defar sa thé daal di koy wàccee ak moom nag dégg jàmm ñi nga xamante ni ñoom ay accro ataaya lañu wala ay accro café waaw yooyu yëpp daf ciy baax parce que tamit léeg-léeg soo toggee ba pare tamit da nga war a joxe suggestion boo xamante ni nit ñi moom la ñu war a mën a digalee seen ay ñam de waaw léegi nag nga daal di jël ci sauce bi daal di koy teg ndànk ci plate bi et puis ñëw ci dressage bi. Ndeye Marie Cissé waaw Ndeye Marie Cissé xam nga tey fàttewu ma la tey yow kese laa yàkkal sax yow rek ak waa Londres yéen a moom plat bi léegi nag bu ko defee nga jël sa ñaari dog wala ñetti dog ça dépend parce que dafa nekk repas bu copieux boo xamante ni da ngay gis ni ci friture bi la ñu dem te xam nga friture moom dañuy éviter di ko def lu bëri mais tamit di ko ci njàmbaas yàqul dara léegi mi ngoog nag nga daal di jël sa plate ndànk daw ci sa ruq yàlla boo sant jàllo nag doo ci ba gàtt sama gars yi daal di dégg jàmm nag ay ca kon sama gars yi sunu fish and chips version Alphie Cuisine a ngoog j'espère que di ngeen ko mën a reprendre bu leen di fàtte partager vidéo yi di continuer di abonné wu dëkkandoo yeeg xarit yeeg collègues yi na ñëpp abonné wu Alphie Cuisine rek muy neex sama gars yi je vous donne rendez-vous très prochainement d'ici là portez-vous bien et à très bientôt.